mbokk yi bisimilah ci xibaar yi la ca gën a fës bokk nag ci tàggat yaram ballon d'or africain ñuy joxe nag ca gën a xarañ tey jile jamono ji ñuy àddu nag Sadio Mané yegg na fa mbir ya da amee fële ca Égypte daan del si ci biir xibaar yi ci nu mu gën a yaatoo ci jaar-jaaram moom Sadio Mané waaye te histoire ballon d'or bu réewu Afrique yi. daañu waxite ci biir xibaar yi wàllu mbay ak jawriñ gi xëyoon dem utali ISRA ba mu fa yeggee nag ay jafe-jafe bokk na ci la nga xamante ne moom la ko liggéeykat yi wax mu ne dana def kenn te lay kàttanam ngir daal di koy saafara. daañu wax ci wàllum wér-gu-yaram ak li ñuy dippee hygiène bucco-dentaire maanaam naka la ñu war a yore gémmiñ ak bëñ yeeg jàngoro ya cay am mu gën a sonal nag mag ñi ki nga xamante ne nag xam-xamam dafa màcc ci wàll wi mu gis ne liy faral di indi jafe-jafe yi mooy li ñuy dippee prothèse dafa cher loolu moo tax nag foofu rek nguur gi daal ci dugal loxoom. mbokk yi loolay ponk yi daañ ci toftal xibaar yi biti réew bu ngeen taaxirloo ñu daal di koy faram-fàccee. mbokk yi bisimilah ci xibaar yi nu ko junjee nag tàggat yaram tey jile la ñu koy daal di doore ak meilleur joueur maanaam footballkat bu gën a xarañ ci réewu Afrique yi ñu tabb Sadio Mané moom nag mu doon xëccoo mbir mi ak ki nga xamante ne mooy Riyad Mahrez mu nekk nag ca Liverpool moom doomu Bambale bi nag wane xarañteefam bu baax ci football bi nga xamante ne ci lay yëngatu ñu ànd ak Sékou Seydi dellu siwaat ci li nga xamante ne mooy jaax-jaaxam. xalaat ni Sadio Mané di ab ndaw boo xamante ni tànku neen la doon doxee ci suufu bambale gi dina mujjee doon 4e meilleur joueur mondial wala premier joueur africain ci atum 2019 bi ci tàmbali carrière am bu fu mu yegg tey Sadio Mané amul benn étape boo xamante ne tëb na ko ci 4 ans yi nga xamante ne def na ko ci Reds yi Sadio Mané daal di tàmbalee bouleverser hiérarchie bi moom ak Liverpool mu nekk meilleur joueur africain année 2019 bi di ay résultats yoo xamante ni liggéey bi bu muy door yàgg na lool international sénégalais bi ñetti édition yëpp da ko participé bokk ci podium bi ci 2016 bi ko Riyad Mahrez di jël fa ca Abuja Sadio Mané moo jëloon 3e place bi ci ginnaaw Pierre-Emerick Aubameyang édition 2017 bi mu nekk ci 2e place bi édition daaw bi itam mi nga xamante ne Sénégal fii lañ ko amaloon moom mu jël 2e place ci ginnaaw kii di Mohamed Salah di ay déception yoo xamante ni mujjee na doon li may jomm numéro 10 gaynde yu Sénégal yi. Je peux promettre à tous les Sénégalais que inchallah un jour je gagnerai ce trophée. ginnaaw diggee boor la Sadio Mané daal di fay booram sénégalais yi nga xamante ne moom mi moo leen diggoon ballon d'or bi mu nekk 2e doomi Sénégal bi ko jël ginnaaw El Hadji Diouf mi nga xamante ne da koo tegle ñaari yoon 2001 ak 2002 lii doon ab récompense liggéey bu am solo bi nga xamante ne attaquant bi ay atam toll ci ñaari fukk ak juróom-ñaari def na ko mu nekk meilleur joueur offensif bu Reds yi saison bi ñu génn bokk ci ñi nga xamante ne ñoo yóbbu Liverpool mu jël Ligue des champions mu nekk co-meilleur buteur championnat Angleterre mu am lu toll ñaari fukk but ak ñaar Sadio Mané itam bokk na ci ñóbbu Liverpool ba ñu jël lii di super coupe bi ak coupe du monde des clubs di saison bi nga xamante ne jeexale na ko mu nekk 7e meilleur buteur européen mu am lu tollek 31 buts ci 2019 bi Sadio Mané laajul dara waaye mu mujjee imposé wu nekk leader technique équipe bi ak équipe nationale bu Sénégal Sadio Mané daal di jouer finale coupe d'Afrique des nations bu ñu doon amal ca Égypte mu ñàkk ko ci digganteem ak Algérie bu beneen concurrent di Riyad Mahrez ci jamono ji ñu toll ci biir terrain bi ak si biti Sadio Mané doon na ab référence ba tey ñëpp di ko ndamoo te ñëpp am cofeel ci moom. ballon d'or africain ñu koy jox footballkat bu gën a xarañ ci réew Afrique yi mbir yi nag ñoo ko dooroon ci atum 1970 ñu ko doon amal nag ñooy magazine France Football dellu si waat it ca lan moo ko sooke woon jaar-jaar gi nag ci atum 1970 ba 2020 bi ñu nekk ànd ceek Cheikh Diop. Ballon d'or africain doon na raaye boo xamante ne ñu ngi koy jox joueur africain bi gën a xarañ ci at mi te confédération africaine bu football mooy def lu nu mel la mu doon trophée bu njëkk bi CAF di joxe te ki ko njëkk a gagné mooy doomi Gana ji di Abedi Pelé moo doonoon joueur bu Olympique bu Marseille ci atum 1992 ca loolee lañ doore at mu ne joueur africain bi gën a xarañ ci at mi dinañ ko jox raaye bu nu mel nigérien bi di Rachid Yekini moo ci topp ci atum 1993 beneen nigérien topp ci atum 94 muy Emmanuel Amunike moom mi ko gagné gannaaw loolu George Weah moo ci topp ci atum
1995 laata Nwankwo Kanu di ñëw at mi ci topp Victor Ikpeba gagné na ko ci atum 1997 Moustapha Adji moo ko gagné ci atum 98 waaye ci atum 1999 ci la Nwankwo Kanu nekk joueur bi nga xamante ne moo ko njëkk a gagné ñaari yoon ci atum 2000 Camerounais bi di Patrick Mboma moo ko gagné ci atum 2001 ci la El Hadji Ousseynou Diouf ñëw doon sénégalais bi njëkk bi nga xamante ne moo gagné Ballon d'Or bi ci atum 2002 El Hadji Diouf moo ko gagné waat te it mu doon joueur bi nga xamante ne moo ko njëkk a tegale waaye recours boobu du ko tax a yàgg lool ndax Samuel Eto'o dañoo tegale ko ñetti yoon ci atum 2003 2004 ak 2005 ci atum 2006 beneen joueur bu mag bu xarañ fii ci Afrique moo koy gagné mu di Didier Drogba ci atum 2007 ci la ko Malien bii di gagné mu di Frédéric Kanouté mu doon sax joueur bu njëkk bi nga xamante ne moo ko gagné te juddewul fii ci continent bu Afrique ci atum 2008 Togolais bi Emmanuel Adebayor moo ci am ndam waaye ci atum 2009 la Didier Drogba ñëwaat gagné ñaareelu Ballon d'Or am ci atum 2010 la Ballon d'Or di soppi xar kanam daanaka ndax ci lu ko joueur di gagné ñeenti yoon mu di Samuel Eto'o fils ci atum 2011 2012 2013 ak 2014 Ballon d'Or africain bii ci waa Côte d'Ivoire la féetee ndax Yaya Touré moo ko gagné ñeenti yoon loolee sax doon record boo xamante ne moom dong moo ko fi def ba fi mu ne nii ci atum 2015 Gabonais bii di Pierre-Emerick Aubameyang moo ci am ndam Algérien bi di Riyad Mahrez moo ko gagné ci atum 2016 laata Mohamed Salah di ñëw di gagné bi ci topp ci atum 2019 bi ñu nekk ñaari joueurs yi ko mujjee gagné mu di Mohamed Salah ak Riyad Mahrez ñoo dem final ñi ngi ànd ak sénégalais bii di Sadio Mané mi nga xamante ne moo doon favori ci Ballon d'Or bi ñuy xaarani ndax Sadio Mané dina door ñaareelu joueur africain bi gën a xarañ ci continent bi ginnaaw El Hadji Diouf tontu bi juróom-ñaari fan ci janvier bi. ñu wax ci leneen Birame Diop nag moo nekk chef d'état-major général des armées sénégalaises bu yees mu nga fa wutu nag ki di Semga Chef Guèye mi nga xamante ne dafa dem à la retraite bokk na ci nag ci li nga xamante ne moom la njëkk a yëkkati ci kàddu nee na gën a dooleel xeex bi nga xamante ne ñu ngi koy xeex terrorisme mbir yi nag jébbantele ngay mi ngi amoon ci kanamu jëwriñ gi ngi di Sidiki Kaba Mame Abdou Guèye Kassé. mu doon ab cérémonie bu solennelle ministre des forces armées daal dinay installé kii di général de corps bu l'armée de l'air di Birame Diop ci fonction yu yees yi yu chef d'état-major général des armées maître Sidiki Kaba daal dina koy woo mu gën a sàmm lii di kaaraange gi ci jamono bi nga xam ne nag terrorisme bi mu ngi wéy di lëmbee sunu dëkkandoo yi. Il nous faut donc être prêts. dañoo war a pare rax ci dolli di gàttandu lépp li nga xamante ne rek dafa bëgg a salfaañe jàmm ju ñu am suñu réew maanaam terrorisme. Nul secret. te loolu nag mi ngi jaar ñu dooleel suñu force de défense ak sécurité yi ci outils yu gën a am solo naka noonu tamit xarale yu mucc ayib ngir ñu mën a def bu baax seen liggéey. Entraîné et bien commandé, mais aussi de capacités adaptées et d'équipements spécialisés. mu doon ab message bi nga xam ne nag Semga bu yees bi dégg na ko bu baax moom général Birame Diop nee na nag xam na bu baax lu koy xaar ba tax na sax li ko gën a yitteel jamono jii mooy xeex bu baax lii di terrorisme ngir su ko defee mu bañ a dugg ci mim réew. Le vol qui nous attend. lu ñuy xaar moom du yomb te mënta doon lu yomb kon foo ku nekk def sacrifice ngir ñu mën ko matale. Il nous faudra tous ensemble en payer le prix. ngir mën a matale nag sas buñ ko yenn moom nag moo ngi woo troupam yi ci discipline ci yar naka noonee tamit ñu am lii di esprit de sacrifice. La violence aveugle qui plane sur le Sahel. fitna gi ñuy nemmeeku jamono ji te ñu bëri di ko jël di ko def seen yëfu bopp loolu dama jàpp ni mu ngi indi jafe-jafe gu yaatu rawatina sunu gox yeeg gox-goxaan yi ak lii di frontières yi. Les frontières poreuses de nos pays. te fi mu ne nii dañu war a booloo doon benn ngir mën a xeex loolu. taxawaay bi nag ñëpp la war ku nekk si ñun da nga war a am taxawaay bu mucc ayib ngir xeex li nga xam ne mooy terrorisme yi li nga xam réew bu nekk nag si ñun saxal jàmm ak jàmmoo mooy li war. te loolee nag la àdduna bi laaj te démocratie sax ci boppam loolu la laaj. De paix et de solidarité agissante. Semga Birame Diop nee na dogu na bu baax ngir yokk lii di contrôle bi ci frontières yi loolu nag mu ngi jaar si mu daal di dooleel lii di ndawam yi ci ay xarala yu yees ngir ñoom ñile ñu mën a def seen liggéey comme ni mu waree. noonu ko junjee ci ndorteelu xibaar yi jëwriñ gi ñu dénk wàllu mbay mi xëyoon tey utali ca ISRA nemmeeku liggéey ba fay am ma nga koy rafetlu nag waaye ñoom liggéeykat yi daal di nañ ñi tënk seen i jafe-jafe daal di ko koy jébbal mu ne nag daan def kéemtalaay kàttanam ngir daal di koy saafara Alioune Guèye Moussa Fall. mu nekkoon di visiter fépp ci ISRA. Qui va présenter ce qui se fait dans le labo au reste de la délégation. C'est le bananier. Donc voilà, c'est la plus bon. Il y a l'ananas aussi qui est très intéressant, mais jusqu'à présent on n'a pas encore. Notre ministre avec nous. ci jumtukaay yi
wala sax ci laboratoire yi jëwriñ gi yor wàllu mbay mi di rafetlu liggéeyu ISRA. dama am mbégte fii ñëw tey ISRA ngeen xam ne mooy béréb boo xam ne fii la ñuy gëstu pour mbéyum Sénégal pour napp Sénégal ak sàmm ci Sénégal. seen liggéey taxaw na parce que dañuy faral di wax ne woy am nañu ku nga xam ne dafa publier benn article ci revue sangam mu ngi États-Unis mais ñi nekk Bel Air il faut ñu xam ne aussi fu ñuy publier foofu la donc ma gërëm leen di leen sant di leen encourager. mu am ay jafe-jafe yu ñenn ci liggéeykat yi daal di yëkkati jëwriñ gi di wax ni dinañ ci indi ay saafara. dinañu saytu en tout cas seen fonctionnement war nañu organiser ay journée xool nan la ñuy taxaw ISRA ba fi mu nekk actuellement mu def jéego yu ko ëpp parce que ISRA déjà bokk na ci ñoo xam ne war nañ ko tiitaroo fii ci sous-région bi ak Afrique mais dañ ko war a dooleel ba ñu xam ne adduna bi yëpp ràññee ko. moom jëwriñ gi di wax ni rek gëstu la njiitu réew mi bëgg. instruction président de la République mooy ñu jàppale les chercheurs parce que recherche mooy indi développement. bërëb bii ñu ngi ko taxawal ci atum 1974 ngir mën fi denc waaye tamit def lépp lu jëm ci gëstu ba tax na mujj nañ fa signé ab accord diggante jëwriñ gi ak waa ISRA. ñëwutali ci région bu Fatick wax ci wàllum koom ak soxna yeeg seen yëngu-yëngu gannaaw nag ba ñu leweeg lu tollook 2 millions ca banque diirub ñetti at képp nag liggéey nañ ko ba mu jural leen ñeent fukki millions ak juróom loolee dak nekk xalaat bu sokkeekoo ci soxna Daba Faye waaye nag ñoom soxna yi nekkee foofee la ñuy ñaawlu ca Ñoojoor mooy kilifa yi dimbaliwuñ leen benn yoon ci seen développement alukan ci île bu Ñoojoor ay jigéen yu njaxlaf sawar lool di liggéey ci wàllu napp gi maraîchage wàllu ñaw ak yi ni xeetoo ñoom nag dañoo initier benn concept bu tudd calebasse de l'émergence ñetti at a ngi nii 2 millions dong la ñu amoon comme prêt ci banque yi ngir tàmbale projet bile waaye ci ñetteelu édition bi wone nañ ne am nañu lu toll ci 40 ci ay millions ci bénéfice. soo gisee xam nga jigéen ñi 2 millions yi bu ñu liggéey dañuy épargner. soo gisee ba xaalis bi egsi foofu épargne bi moo tax maanaam jigéen ñi dañ doon liggéey te duñu denc loo dugal sa nekk balaa asamaan set danga koy lekk tey jii jigéen ñi soxlawuñu sax xaalisu banque parce que ci loolu ñu leen jox noonu buñ ci liggéeyee suñu soxlaa ci la ñuy leb buñ ci bëggee régler seen problème régler ko suñu waree fay kenn du leen taxaw di leen di teg fitna boo xamante ne nii duñ mën a tëdd seen lal bi di nelaw xam nga kon président bu ñëwoon jàppale leen day gën a neex wala première dame ñëw jàppale leen day gën a neex. ci kàddoom nag autorité yi daal kenn jàppalewu leen donte woo nañ leen ba sonn kenn rek daal moo dugal loxoom ci yëf yi di teew at bu nekk ci xew-xew bi muy meeru Fimela. moom jigéen bu jàmbaara la parce que 2002 bii mooy 3e année bi te ba mu déparé 2 millions ak genn wala la lebaloon boppam ci banque jël 500000 yi formé ci femmes yi pour ñu mun a xam naka la ñuy saytoo xaalis bi 2 millions yi mu tas leen ko daaw bi ñu fi ñëwee. ñu ngi woon ci 15 millions et quelques ren ñu ngi ci 46 millions seen liggéeyu bopp te loolu yëpp moom moo ko xalaatal boppam. ci kàddu meeru Fimela bile autorité yi dañoo war a jàppale jigéen yi nga xamante ne ñu mat a jàppale lañ. dañuy desandi ba tey ak meeru Fimela boobee ca goxam nag ak jafe-jafe bu mag la askan wi di dund muy ñàkk ndox fu ne rek daal nañ ko fay yuuxu waaye leneen nit loo xamante ne ñu ngi koy dund mooy ñàkk yoon yu bon dem géeg dikk gi day faral di tagga témbe mu ne nag daañu jéemi pexe ngir xool nu ñu koy saafarawee ñu déglu ko ci micro Alioune Kane. problème bi mooy ñun amuñoo mosu ñoon am problème mu ndox mais bi ñu yokkee ndox mi mu dem ba ci île yi ay Moundé ay Dionewar ay Bassar yaa ngi dégg. ak réseau Thiadiaye bi parce que Thiadiaye bokkutoon ci réseau bi bu ñu yokkee yooyu foofu la problème yi commencé am léegi nag bu ko defee journée bi bu maraîcher Thiadiaye yi di jël ci ndox mi ñun duñu mën a jot dañuy am problème comprendre nga léegi il faut guddi jot ba ñu mën a jot ci ndox mi loolu moo nekk problème bi difficulté majeure bi nga xam ne moom la population bi am te loolu bu ñu defee réunion waxtaan ak waa hydraulique les éléments de l'hydraulique nee nañ diamètre bi nga xamante ne nii moom lañ defoon auparavant il faut ñu yokk ko parce que soo tant ko yokkoo diamètre bi duñu mën a am ndox mais soo ko yokkee boo yokkee vitesse bi ndox mi dina mën a egg.
ñu wutali ca commune bu Sédhiou ñoom nag daal di nañuy voté seen budget ñu xayma ko ci lu tollook $200 millions jubluwaayu budget ga nag la ca gën a fës bokk na ci ndox mi courant mi waaye it wàllum alam gékk yoon bi conseil yëpp nag déggoo ci yooyu lépp ponk Seydou Diatta. budget commune bu diwaanu Simbandi Balante taxawal nañu ko te xëccoo mbaa coojibul te budget boobu nag ñeel atum ren ji nii la tëdd. budget global bi def na plus que 200 millions fonctionnement bi def na ba presque 120 millions et du moins investissement dem na programme na 120 millions fonctionnement def na ba 87 millions et quelques. waxoon nañ ko ci wàllu budget participatif ñu loolu la ñu nekk di topp lépp bépp bi nga xamante ne dañ ko programmé ci budget bi dafa jógee ci orientation population bi. donc dinañ permettre quand même ñu mën a defal tali bu nekk ci ñaari tali yu nekk ci biir Simbandi Balante defal adduction d'eau bi ak tabax ay salle de classe mais surtout maternité bi nekk Safane aussi. maire bi ak conseil yi fas yéene nañu dab retard bi dox seen diggante ak soxla askan wi ci fànn yu bëri lu nu mel tax ba ñëpp ànd jiboo ci liggéey bu ëmb mbébét maire bi ginnaaw bu mu déglu askan wi ci gox-goxaan yi. am nañu forage fii léegi mu ëpp 2 ans mais ñu ngi xaar au fort. maire bi war na fexe pour que au moins progressivement ñu def adduction d'eau bi parce que Simbandi fii mooy chef lieu commune bi mais boo gisee dëkk bu mel ni Manékounda ak Toufa ak Terembas c'est juste ci commune bi la bokk. donc c'est nécessaire que ñoom rapidement ñu jox leen ndox et puis ainsi de suite déwén ñu def extension bi. comme état dafa ne compétent dafa jëlee compétent jox ko population yi donc. environnement si la bokk. reboisement dafa nekk priorité. moo tax dafa war a accompagner loolu accompagner yooyu compétence yooyu mooy dimbale municipalité yi jox leen ay may nga xamante ne par exemple ci nawet bi wala ASC bu nekk mun na jëmbat ay garab si dëkkam donc dëkk bu nekk ban 41 villages dëkk bu nekk boo jëmbatee donc da ngay gis ni environnement bi garab yi dañu gën a bëri si dëkk bi et loolu tamit na gën a andi avantage si population bi. ndox mi léegi dafa manqué. teen yi dañuy dem rek mois de mars teen yi woow jigéen dañuy sonn torop ci wàllu ndox mi. ren nag ay coppite la ñu nemmeeku ñeel koppor bu ñuy duppee fonds de dotation ndaxte mboolem communes yi jot nañ ci wuute lool ak at yàlla weesu mu nekk lu ñëpp di rafetlu. dellu si ci Ndakaaru léeg-léeg sax nga jënd wala ñu jaay la ab alal loo xamante ne dañu ko sàcc ca Colobane nag la ñu koy faral di gën a nemmeeku tax nañu fa nekk ne ñoom waajal nañ seen bopp bu baax ci wàll wi ñeem sax léeg-léeg moo am ñu ci dal tey jile firndeel gi mooy gis nañ ci kenn koo xamante ne moom jàpp nañ ko garde à vue ndax dañu ko jaay loo xamante ne dañu ko sàccoon ci lëf Boubacar Dieng Moussa Fall. marché Colobane bërëb bi xumb lool ay jaaykatu chemise dàll kawas wala sax petit cola lal seen njaay ci kaw trottoir bi ci booru rond-point bi ay jaaykatu yëre fëgg jaay nekk fa di ko client yi. Colobane am na itam ñoo xam ne dañuy jaay lii di ay téléphone portable yu bees wala sax yu màgget waaye jaaykat yooyu le ñu ngi bàyyi xel ci nit indil leen téléphone portable boo xam ne da koo sàcc di leen ko jéem a jaay. waaw loolu da ngay xool ci comportement nit ki rek des fois nit day ñëw ba pare ak comportement bu muy yore yow doo ko wóolu. parce que bu ñuy imposer le téléphone pour jaay la ko yow da ngay xool ci comportement am rek da ngay xam ne kii nit yaa quelque chose téléphone bi légalut. waaw tout le temps pourtant ñu fi nekk ñoom ñëpp nag xam nañ ci dañ ciy bàyyi xel nag bu baax souvent nit dafa garaaw yenn saa mu trompé la quoi yenn saa nga dajeeg nit koo xam ne da lay trompé tamit aussi. donte jël nañu seeni matuwaay Mor Thiam am na bés ñu xaw koo nax si lu nu mel. parce que man mi am na booy bu mosoon a ñëw bëgg maa jaay iPhone parce que iPhone lu muy jar. buy jar ay 150 000 yi bëgg lu ko jaay 40 000 yaa quelque chose di nga xam ne kii nii sàcc la boo dëgëree fin nag risque jënd ko loolu si fekk rek lu yaa xam. bu fekkee ni Mor Thiam rëcc na kii di Khadim Diouf moom amul chance bu ni mel ndaxte jot naa tëdd juróom-ñaari fan kaso gannaaw bi ñu ko jaayee ay téléphone yoo xam ne dañu koo sàcc. téléphone lan ma jaayoon quoi fekk na waa ji li ma expliqué nekkul ma jënd ko 3 mois après. waa police woo ma quoi après bi ma demee noonu mu nekk téléphone yu bari quoi li si des man moom 3 téléphones rek laa jëloon mais xam nga police moom bu la jàppee si loolu tey jël yëpp bëgg la koo wét quoi dama yàllaa ma dimbali quoi ba ki ma jaayoon dama recherché ba gis ko après moom it mu gis ki ko jaayoon loolu ma si dimbali waaw non jotuma te nag dama am sens quoi ay lijjanti mais
une semaine laa jot a tëdd waaw une semaine. ngir moytu lu ni mel jaaykat yooyu le jël seeni matukaay. bagage bu ñu koy jënd tamit dañuy def décharge yooyu affaire yooyu photocopie carte d'identité xam nga pour légal naa ngi demee noonu yooyu noonu mais souvent nga gis ñi ñoo xam ne dañ dëgër fit aussi loolu mën nañ ñëw rek jox la loo xam ne bàyyi seen pièce ak yi demee noonu aussi loolu am ci aussi tamit lu ci mënti am bañ la jaayee téléphone tamit aussi ñun dañuy accepter loolu dëgg jël suñuy responsable tamit aussi. li nga xam ni mooy jënd wala jaay loo xam ni dañ koo sàcc doon loo xam ni yoonu Sénégal da koo aaye loolu la tax jaaykatu portable yi ñu fekk fii ci Colobane jël bépp matuwaay ngir moytu am digaale ak yoon. ñaareelu pàcc xibaar yi ñu jagleel ko la gën a fës ci biti réew andi ceeg Cheikh Sall. xibaar yi biti réew yi dañ koy doori sa république démocratique du Congo ak kaso ba nga xam ne moom la ñu jàpp ni moo gën a rëy sa Kinshasa foofee nag bi at mi door ak léegi lu tollook fukk ak benn doomi aadama ñàkk nañu seen bakkan ñàkk bakkan googu nag sa biir kaso yi li ko waral buñ sukkandikoo si xibaar yi nga xam ne moo fa bawoo moo di ñàkk stock si wàllum dund maanaam dund gu doy ak wàllum médicament di li ñuy fajoo moom la ñu ñàkk moo waral ñu ñàkk seen bakkan weerum janvier bi ñu dugg benn fan ba ci altine ji nga xam ne moom la ñu génn ki démb fukk ak benn doomi aadama ñàkk nañu seen bakkan foofu sa kaso ba nekk sa digg Makala sa Kinshasa ngir ñàkkum dund ginnaaw bi nga xam te ne bi ay xibaar yoo xam ne kii bëgg te fësal turam bokk sa ñuy garde boobule kaso moo ko baax yi takkatu xibaar yi ñu daal koy fësal naan foofu nag ñàkk dund dëgg moo fa am dafay mel ni nag ñi nga xam ne ñoo di garde pénitentiaire yi ñu ngay wax naan nguur ga dafay mel ni dafa dakkal jox gi mu doon jox dund ak médicament ñi nga xam ne ñoo nekk si kaso yi foofu ci diwaanu République démocratique du Congo ba waral ay doomi aadama ñoo ngi ñàkk seen bakkan si biir kaso ya. sa réewum centre Afrique dafay mel ni police centrale ba ñu ngay commencé defaat ay patrouille sa quartier bi ñuy wax PK5 sa diwaanu Bangui nga xam ne tollook ñaar fukki weer nga ni teguñu fa seen tànk ginnaaw bi nga xamante ni bi way fipp ya ak songkat ya ñoo ko ndargaajoo woon loole nag dakk na ginnaaw bi nga xamante ni bi way takk der yi ànd ak mission des Nations Unies bi nga xam ne ñoo nekk sa diwaanu centre Afrique de MONUSCA ñu ngi leen ànd ak ñoom ñuy amal ay opération de patrouille foofu sa diwaanu PK5 sa diwaanu Bangui ngir sàmm opération maintien de paix bi nga xam ne moom fa lancé woon lu ko dali si atum 2014 ba léegi nga xam ne si boobulee dëkk téeméer boo jël juróom-ñaar fukki ya si territoire bi daanaka groupe armé yi ñoo ko contrôlé PK5 nag dëkk ay cong lu ko dalee atum 2014 ba léegi te boobulee quartier PK5 nekkoon ndaw làqub ñi nga xam ne ay jullit lañu jóge si diwaanu Bangui ñoom ñëpp doon fa làqatu dafay mel ni nag cong yi dafa bari woon waaye dal ga mu ngay commencé del siwaat te googule jafe-jafe yépp nag mu ngi amoon ginnaaw daanuk président bi nga xam ni moo di François Bouzézi si atum 2013. mbooloo mu takkoo takku ñoo dajaloo si diggub ville bi nga xam ne moo di Kerman fa nga xamante ni bi fa la général Souleymane yi ganee àdduna ginnaaw bi nga xamante ni bi nag doon nañ ko denc si talaata ji muy cérémonie bi nga xamante ni bi ay junni doomi aadama ñoo fa dajee boobalee cérémonie nag am raj-rajloo goo xam ne tax na lu toll si ay fukki doomi aadama yu ñàkk seen bakkan ginnaaw bousculade bu fa am loole nag ginnaaw bi nga xam ne ñu ngi ko doon delloo njukkal gu mujj moom général Souleymane yi ki nga xam ne nag mooy chef des gardiens bi nga xam ne mooy jëm si wàllum révolution di Ouzin Souleymane yi yëkkate ay kàddu yu naqari yoo xamante ni bi teg na ko si derub États-Unis naan kàddu yi nga xam ne moom la war a jeexalee moom laa njëkkee dinañu fayu faatu ki nga xam ne moo di général Souleymane yi ginnaaw bi nga xamante ni bi joxe nañu baaraamu tuuma réewum États-Unis googulee faatu ginnaaw bi mu ko faatee général Salman yi ne googulee faatu dinañ ko fayu dem na sax ba lu gën a sori naan bu fekkee ne réewum États-Unis wooyu nañ ci woote gi nga xam ne moom lañ leen woo terrain dina taal te derje dina wasaaroo si gox yi nga xam ne moom la ñu gën a bëgg maanaam ñu koy bàyyi xel c'est Israël ki nga xam ne nag moo jiitee diplomatie ba foofee si réewum Iran Mohamed Javad Zarif moom mu ngay déclaré naan réewum États-Unis nag ñoom it dinañu jot ak tontu gën a naqar yi jóge ci réewum Iran waaye tamit lépp lu ñu mën a def dinañ ko def ba seen naqar ñoom it ñu yëg naqar yu ñuy yëg ñun ñi parlement bu réewum Iran nag ñoom tamit dafay mel ni adopté nañu ab loi boo xam ne tax nañu jàppe képp koo xamante ni bi moo di responsable wala commandant ci Pentagone comme ab terroriste ginnaaw bi nga xamante ni bi nag yokk nañu doole yi ñi nga xam ne ñoo di xeexkat yi nga xam ne ñoo nekk ci al-Quds bi nga xam ne ñoom lañu tuddee garde révolution bi nga xam ne moom la général Souleymane jiite woon ñoom dolli nañ leen lu toll ci ñaar téeméeri millions euros yoo xam ne dina tax ñu yokk seen doolee xeex wàllum diplomatie dafay mel ni tar na ci diggante réewum Iran ak réewum États-Unis ndaxte ñi nga xamante ni bii ñoo di waa États-Unis lànkal nañu jox ki nga xam ne moo di ministre affaires étrangères bu Iran ab visa ginnaaw bi nga xamante ni bii waroon naa teew ci àllarba ji ci benn réunion boo xam ne moo am ci conseil sécurité foofu ci Nations Unies.
sa réewum centre Afrique dafay mel ni police centrale ba ñu ngay commencé defaat ay patrouille sa quartier bi ñuy wax PK5 sa diwaanu Bangui nga xam ne tolloog ñaar fukki weer ngi nii teguñu fa seen tànk ginnaaw bi nga xamante ni bi way fipp ya ak songukat ya ñoo ko ndargaajoo woon loolee nag dakk na ginnaaw bi nga xamante ni bi way takk der yi ànd ak mission des Nations Unies bi nga xam ne ñoo nekk sa diwaanu centre Afrique de MINUSCA ñu ngi leen ànd ak ñoom ñuy amal ay opération de patrouille foofu sa diwaanu PK5 sa diwaanu Bangui ngir sàmm opération maintien de paix bi nga xam ne moom fa lancé woon lu ko dali si atum 2014 ba léegi nga xam ne si boobulee dëkk téeméer boo jël juróom-ñaar fukki ya si territoire bi daanaka groupe armé yi ñoo ko contrôlé PK5 nag dëkk ay cong lu ko dali atum 2014 ba léegi te boobulee quartier PK5 nekkoon ndaw làqub ñi nga xam ne ay jullit lañu jóge si diwaanu Bangui ñoom ñëpp doon fa làqatu dafay mel ni nag cong yi dafa bari woon waaye dal ga mu ngay commencé del siwaat te googule jafe-jafe yépp nag mu ngi amoon ginnaaw daanuk président bi nga xam ne moo di François Bozézi si atum 2013. mbooloo mu takku ñoo dajaloo ci diggub ville bi nga xam ne moo di Kerman fa nga xamante ni bi fa la général Souleymane ganee àdduna ginnaaw bi nga xamante ni bi nag doon nañ ko denc ci talaata ji muy cérémonie bi nga xamante ni bi ay junni doomi aadama ñoo fa dajee boobalee cérémonie nag am raj-raj loo goo xam ne tax na lu toll ci ay fukki doomi aadama yu ñàkk seen bakkan ginnaaw bousculade bu fa am loole nag ginnaaw bi nga xam ne ñu ngi ko doon delloo njukkal gu mujj moom général Souleymane ki nga xam ne nag mooy chef des gardiens bi nga xam ne mooy jëm ci wàllum révolution di Ouzin Souleymane yëkkate ay kàddu yu naqari yoo xamante ni bi teg na ko ci derub États-Unis naan kàddu yi nga xam ne moom laa war a jeexalee moom laa njëkkee dinañu fayu faatu ki nga xam ne moo di général Souleymane ginnaaw bi nga xamante ni bi joxe nañu baaraamu tuuma réewum États-Unis yoogalee faatu ginnaaw bi mu ko faatee général Salmani ne googalee faatu dinañ ko fayu dem na sax ba lu gën a sori naan bu fekkee ne réewum États-Unis woyu nañ ci woote gi nga xam ne moom lañ leen woo terrain dina taal te derje dina wasaaroo ci gox yi nga xam ne moom la ñu gën a bëgg maanaam ñu koy bàyyi xel c'est Israël ki nga xam ne nag moo jiitee diplomatie ba foofe ci réewum Iran Mohamed Javad Zarif moom mu ngay déclaré naan réewum États-Unis nag ñoom it dinañu jot ak tontu gën a naqari jóge ci réewum Iran waaye tamit lépp lu ñu mën a def dinañ ko def ba seen naqar ñoom it ñu yëg naqar yu ñuy yëg ñun ñi parlement bu réewum Iran nag ñoom tamit dafay mel ni adopté nañu ab loi boo xam ne tax nañu jàppee képp koo xamante ni bi moo di responsable wala commandant ci Pentagone comme ab terroriste ginnaaw bi nga xamante ni bi nag yokk nañu doole yi ñi nga xam ne ñoo di xeexkat yi nga xam ne ñoo nekk ci al-Quds bi nga xam ne ñoom lañu tuddee gardien révolution bi nga xam ne moom la général Souleymane jiite woon ñoom dolli nañ leen lu toll ci ñaar téeméeri millions euros yoo xam ne dina tax ñu yokk seen doolee xeex wàllum diplomatie dafay mel ni tar na ci diggante réewum Iran ak réewum États-Unis ndaxte ñi nga xamante ni bii ñoo di waa États-Unis lànkal nañu jox ki nga xam ne moo di ministre affaires étrangères bu Iran ab visa ginnaaw bi nga xamante ni bii waroon naa teew ci àllarba ji ci benn réunion boo xam ne moo am ci conseil sécurité foofu ci Nations Unies. yegsi nañu nag ci reportage yu bés bi ñu jagleel ko wàllum wér-gu-yaram ak li ñuy dippee hygiène bucco-dentaire maanaam naka la ñu war a yore gémmiñ li ñeel wàllum bëñ ak naka la ñu ko war a toppatoowee jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ci mag ñi di janoon la ci ëpp nag ci kàddu docteur Dieye nekk dentiste nee na lii di prothèse dentaire séeraay ba moo koy faral di gën a waral foofu rek nguur gi daal di ciy dugal loxoom ngir mbir mi gën a oyof ci mag ñi reportage ba mu dubbi pas si soxo Moussa Fall. ñi nga xam ne seen at yi kawe na ngi faral di jànkoonteeg yenn feebar waaye feebaru bëñ bokk ci feebar yu ñuy gën di gis lu ci gën a graaw nag mooy ne loolu mun na andi yeneen i jàngoro itam. mag moom daanaka mag dafay boole ay feebar yu bari soo xesee ba nekk mag rek déjà bari nga ay jàngoro yu baree bari. mais li ci gën a fréquent souvent mooy ay problème mu lañ lañuy wax kii dafay seere wala yu demee noonu te loolu li koy indi maanaam mag ñi ci ëpp. manqué nañ ay bëñ wala amuñu bëñ. xeetu gémmiñ doon na luy faral di ànd ak feebaru gémmiñ wala bëñ buñ sukkandikoo ci kii di docteur Cheikh Dieye nekk dentiste waaye mun na jóge itam ci yeneen i feebar. xeetu gémmiñ d'abord loolu ci la nekk au niveau buccal mais xeetu gémmiñ souvent du loolu kese aussi souvent ça dépend de la personne souvent dina nekk ci gémmiñ gi dina nekk ci ay bëñ yu carré mais parfois dina nekk au niveau même de l'abdomen. nit ki mën na am yenn pathologie au niveau de l'abdomen nga xam te ni dafay am xet à ce niveau là parfois aussi ça peut être psychologique sur certains patients ñoom ñooy xalaat ni seen gémmiñ mi ngi xeeñ rek mais alors que en fait il n'en est absolument rien. am benn at te ànd ak say bëñ yëpp doon na loo xamante ni du ñëpp ñoo ko am waaye ñeneen ñi suñ ko mënul am lu ñuy mujj def mooy poosé ji. problème traitement dentaire souvent dafay cher ci mag ñi moo tax état bi war na ci góorgóorlu ba nga xamante ni dinañ leen aider ba nga xamante ni chaque personne boo xamante ni troisième âge la di nga mën a am prothèse état bi subventionné ko pour que ñu mën di
lekk normalement. personne troisième âge dafa nekk nit koo xamante ni mag la faible na donc hygiène am dañ ko war a toppatoo bu baax surtout ñi nga xamante ni ñoo ko yore ci kër gi bu àggee à un certain âge di ko brossal bëñ yi gémmiñ gi après chaque repas su lekkee ba pare ñu nettoyer ko mu set su fekkee appareil la yor aussi appareil dentaire appareil xam nga souvent dafay retenir des aliments ñuy jël appareil bi di ko nettoyer fexe ba mu vraiment gémmiñ gi mën a set bu amee ay bëñ yu carré mu dem ci dentiste ñu traité ko souvent aussi muy dem di def ay visites systématiques ay détartrage pour y avoir une meilleure hygiène bucco-dentaire. su fekkee lii di jóge ci feebaru gémmiñ ak i bëñ lu bëri ci mag yi lañ koy faral di gisee ndaw yi itam rëccuñ ci waaye lu tax ñu mun ci mucc mooy ñu toppatoo bu baax seeni bëñ ngir mën a retaan ak seen bëñ yëpp ba seeni 80 ans. jaajëfal bu baax Mamadou Bipa Cissokho sant leen gërëm leen bu baax mbokki xibaar yi fii lay daal di yem 19h45 Assane Gueye ñëw andil leen xibaar yi ci kàllaamay nasaraan 20h30 seen émission Kennu Askan Wi ak Khalifa Diakhaté sant leen gërëm leen bu baax ci teewlu bi jërë ngeen jëf.